bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. digalu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy, responsable moral bu daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidat, di président bu parti de l'unité et du rassemblement, jigéenu daayira bi ak mouvement des femmes du parti PUR ñooy célébrer la journée internationale de la femme fii ci Tivaouane. waaye journée bi nag dafa ala daw ne mooy journée la pour célébrer jigéen, waaye jigéen ñi delluwaat ne dañoo bëgg a delloo njukkal ki nga xam ne tey jii bu ñu lambee seen bopp yëpp personnalité yëpp valeur moo ko def ci ñoom muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy. ñuy waxtaanee benn thème boo xam ne ñu ngi ko tuddee la place de la femme dans la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy. loolu panel boobu moom la ñuy jiital seq ko ak ñaari soxna yu tedd, soxna Sophie Cissé bi jiite cellule féminine ci daayiratul Moustarchidine ak soxna Ndeye Koumba Diène bi jiite mouvement des femmes. waaye balay ñi san kilifa gi ñu may occasion bu toll nii di jaarale wi di ko teg ci loxo ñi ko fi teewal muy Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, di soxna Fatimata Sy ak sang yu baax yi ñu àndal. bu ma tuddee soxna Adja tudd papi yi bale yi ci des ñëpp tabarakallah. Vous me permettrez d'introduire ce panel. Parler de l'éminent penseur Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ici à Tivaouane est d'une très grande portée symbolique, car c'est ici, dans cette ville sainte, entre les esplanades des deux mosquées, où reposent ses illustres grands-pères, qu'il a fait ses humanités, sous l'ombre tutélaire de son illustre professeur Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Sommité parmi les sommités. borom ma mantiqun illa wa duna ta'aqquli, ma ibratun illa wa duna bayani. afnaytu asbab al-hayati dirasatan wa balawtu kulla wasa'il al-irfani. C'est entre les mains de cet éminent formateur qu'il entreprit son voyage à travers l'histoire. L'effort plein de zèle, il titilla des sommets, bouscula des montagnes, sonda décrypta des îles pour percer les réalités essentielles de la vie. Le tout sanctionné par le diplôme du savoir, celui qui vaut plus que tout autre titre universitaire ou académique. Dès lors, il pourra faire sienne ces paroles de l'imam Shafi'i: mon savoir m'habite. Il s'installe confortablement dans un coin de mon âme, c'est-à-dire il est plus proche de moi que ma bibliothèque. ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la jawfu sunduqi in kuntu fil bayti kana al-'ilmu fihi ma'i aw kuntu fi as-suqi kana al-'ilmu fi as-suq. Mais en intellectuel organique, il n'est pas resté dans sa tour d'ivoire pour manier des concepts et jongler des paradigmes, mais il est descendu sur la terre ferme des réalités pour orienter, enseigner, éveiller, bref, impacter, portant en bandoulière sa devise:
là où je passe, je laisse mes traces. Il ne peut en être autrement pour une pensée aussi féconde que fécondante. Pensée qui, partout où elle dépose son limon, l'herbe monte haute, touffue, verte et appétissante. Telle une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Près de 800 causeries et conférences sur des thèmes aussi divers que variés, d'importantes contributions aux travaux des grands rendez-vous intellectuels du monde ont rythmé la vie intellectuelle de l'éminent penseur. Je pourrais en citer à titre illustratif la conférence populaire internationale pour la paix du 25 au 27 mai 1988 à Bagdad, l'université d'été pour le réveil islamique au Royaume du Maroc en 1990, le congrès international du WAMI sur le thème la paix islamique au seuil du millénaire, la conférence internationale du SIDA en Afrique du Sud, Drousoul Hassaniya au Maroc, colloque international des fédérations de la Fédération des associations islamiques sur l'humanisme de l'islam en 1985, symposium en Allemagne sur les religions, et j'en passe. Serigne Moustapha a été aussi membre du Conseil de l'appel mondial islamique. Il est aussi connu pour son engagement pour les causes justes. Dans sa philosophie, pas d'enfants maltraités ou abandonnés dans la rue, pas d'handicapés confinés à la lisière de la société, car considérés comme de simples parasites, pas de femmes opprimées, dévalorisées, déshumanisées et réduites à un simple objet de plaisir dont l'homme se sert sans difficulté pour paraphraser l'autre. S'il est vrai que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, il est aussi vrai que les femmes ont chaque fois que leur sort est en jeu besoin d'un leader charismatique qui les couvre et les protège. Serigne Moustapha fait partie de cette classe de leaders. En effet, depuis 1987, l'année qu'il a consacrée à la femme, il n'a eu cesse de poser des actes. Il s'est montré à plusieurs occasions défenseur des causes de la femme. N'a-t-il pas dit, la femme en tant qu'actrice principale mérite l'attention de tous, car depuis l'aube de l'humanité, elle n'a cessé de mener une lutte sans merci pour la sauvegarde de l'être humain, malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Un passé tragique a imprimé le casier judiciaire de cette mignonne créature. Des qualifications erronées ont falsifié son identité pour l'empêcher d'obtenir le visa d'entrée, facilitant son intégration au rang des hommes. De toutes les entreprises de la vie, elle a toujours été victime d'accusations de toutes sortes. Considérée comme un instrument de destruction, la femme n'a jamais gagné son procès. Devant la barre, elle a toujours prouvé son innocence, mais le jury a délibéré pour le refus de ces témoignages. Fin de citation. Que de thèmes, que de réflexions dédiées à la femme. Femme et vie mystique, procès de l'homme et de la femme Moustachida passe à ses sœurs marginalisées, et j'en passe. Considérant tout cela, je trouve plus que normal que les femmes Moustachidates, en collaboration avec le mouvement des femmes du PUR et toutes les femmes qui partagent avec elles les mêmes idéaux, profitent de cette journée du 8 mars pour rendre hommage à un homme qui a autant fait pour la jeune féminine. Mesdames et messieurs, le panel que j'ai l'honneur de présider porte, comme vous le savez, sur la place de la femme dans la pensée de Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha Sy. Il sera animé par deux éminentes dames dont le parcours intellectuel, l'élégance, l'éloquence et la prestance en disent long sur la qualité de la formation qu'elles ont reçue du maître. La cité a cassé la beauté de nos femmes, dit Al-Mutanabbi. Elles sont devenues toutes des personnes plus ou moins fardées. Une beauté éloignée de sa nature profonde, c'est plus que du gâchis, c'est une trahison. Mais celles-là qui sont à côté de moi et qui sont devant moi
Leur beauté n'est pas artificielle, elle est le reflet d'une beauté intérieure dont seul le maître a le secret de l'incruster dans les âmes et les cœurs. L'intervention de Sokhna Sophie portera sur femmes et valeurs dans les enseignements de Cheikh Mouhamadoul Moustapha Sy, tandis que Sokhna Ndeye Coumba Diène, la présidente du mouvement des Purs, va nous parler de femmes et responsabilités sociales, vision de Cheikh Seydou Mouhamadoul Moustapha Sy. Je vous remercie de votre aimable attention. xam naa ñu jéggal ñu ndax fii ci Tiwaawan la nga xam ne fii xal yumnu lil mutayamin waaye ki ñuy waxtaanee tey xam ne jigéenu daayira bi ak parti bi dañoo décider pour rendre ko hommage ndax lu mu leen defal journée de la femme la waaye ñoom ñu ne dañuy delloo njukkal benn leader boo xam ne lim leen defal ak fi mu leen jaarale moo tax ñu mën a jariñoo seen jigéen ñu waxtaane xalaatam ak ban place la jigéen am ci biir xalaatu sëriñ bi waaye bala ngay wax xalaat nga wax borom xalaat bi borom xalaat bi mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha ma ne waxtaane ko fii ci Tiwaawan nag fi la safe ndax fii la jaar-jaaram commencé bis bu ne Xalifa Mbay nettali ko nee na muy baagante diggante rawdu tey diggante rawdu Maam Xaaj Maalik diggante rawdu Sëñ Babacar mu am professeur boo xam ne nag benn professeur melul ne moom mu Cheikh Ahmed Tidiane ki nga xam ne nee na afnaytu asbaabal hayaati dirasatan wa balagtu kulla masaa'il al-irfaani waaye nag mu boole ca loo xam ne nii li ñu tuddee conscience personnelle du leader la muy yëfu boppam ak yittey boppam ma ne kooka àgg na ci wàllu xalaat foo xam ne fépp fu xalaatkat ak noo mën a tolloog noo mën a màggee boo dajeeg moom yi yëg ni gis nga ku la sut ci xalaat kon nag dama ne ki defal loolu jigéen jàngal ko yar ko tette ko ba jigéen xam boppam bu jigéen ñi wëlbatikoo di ko rendre hommage c'est un hommage bien mérité dama doon tijji tey waxtaan bi jigéen ñee ko moom thème bi ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi dañuy waxtaane jigéen ak valeur ci biir gis-gisunu Serigne Moustapha ci njàngaleem beneen xaaj bi kooku suñ mbokk Sokhna Sophie moo koy waxtaane beneen xaaj bi ñu war a waxtaane ci jigéen ak responsabilité ci biir pénc ban gis-gis la ci sëriñ bi am suñu mbokk Sokhna Ndeye Coumba Diène bu présidente du mouvement des Purs moo ko war a waxtaane suñu paree panel bi nag déroulement programme bi li ci des mooy dana am ay témoignages yoo xam ne danañ ko teg ay jigéen yoo xam ne Serigne Moustapha marqué na seen dund Serigne Moustapha façonné na seen dund témoignage yooyu nag miskul xitaab bi ki koy tëj mooy Soxna Fatima bii toog mooy tëj rubrique bu témoignage bu ñu paree ci loolu dana am xëy na ay yenn di distinction yoo xam ne jigéen ñi bëgg nañ ko joxe bu ñu paree ci loolu dana am benn extrait ñu dunda ay njàngat ci biir jàngale sëriñ bi ci wàllu jigéen yoo xam ne dañ ko dégluwaat bu ñu paree nag suñu kilifa ñun ñëpp ci jataay bi monsieur Ahmed Tidiane yi joxe le mot de la fin ñu ñaanalante ba beneen di ñaanal suñu sëriñ di ko gën a sopp di ko gën a wóol di ko gën a taxaw mooy suñu sëriñ suñu professeur di suñu responsable moral di suñu président. Il est à la fois notre guide spirituel, notre professeur et notre leader politique. Et on est fiers de le réclamer. Kon nag ñu ngi jox kàddu bi Sokhna Sophie pour introduire partie bi nga xam ne nii moom lañ ko consacré. Sophie, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين صحفنا كاها يا عين ساد كفايتنا حين معين سين خاف حمايتنا فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه المحيط بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إخوة الإيمان في كل مكان أسلمكم سلامة طيبة وأحل لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokku doomu aadama yi fi daje mbokku pas-pasu diine yi fi daje mbokku teraanga yàlla yi fi daje ñu ngi jël suñu loxo cofeel roof ko si cofeelu ki tax ñu daje fi fekk ku nekk fi nga toog jox la sa wàccuwaayu ngëneel ñaanal la yàlla foo mën a bokk foo mën a jóge noo mën a mel yàlla yàlla defal la tawfiix defal la taysiir defal la najaa duñu guddal ci nuyoo bi ndax suñu oustaz Cheikh joxe na nuyoo yi ñu doyloo dañu wax ñu waxtaan ci la place de la femme dans la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ku ko tudd rek li ngay jëkk am réflexion mooy nga xam ne place bi Seydi Mouhamadou Moustapha Sy pensée jox jigéen bu ñu ko tegoon ci cercle dëppale ko ak place bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox jigéen du ëpp du yées yàlla mi ñu sàkk moo ñu njëkk a sàkkal place te tabaxaguñu mu gàll ñu responsabilité te liggéeyaguñu mu évaluer ñu te jëfandikoo ñun ñëpp dañu judd fekk fi alxuraan ñu ubbi suurat yi gis ci saar bu ñuy tuddee suuratul nisaa pourtant yàlla bi muy woote de yaa ayyuhan naas la wax ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijaalan kasiiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kon bu yàlla fàkkul woon place Seydina Muhammad du ñëw fàkk place ba ki nga xam ne mooy suñu matricule ruux ñëw sàkk place bi yàlla waxee ne bind naa nit xalaat rek taxañ jékki-jékki muy doomu aadama boobu nekk benn lumb ma jékki-jékki def ci lumb boobu utal ko jigéen parce que borom pensée bi ñuy waxtaane moo ñu wax ca atam ne ñi toog ba 8 mars ñuy feetal jigéen dañu tànne parce que yàlla ba muy feetal jigéen taxawul wan ko ne sama entreprise góor fonctionnaire la ci jigéen actionnaire la ci moo tax suratul nisaa la ñu dégg te tudduñu suratul rijaal waaye minal rijaal yi bëri na ci alxuraan parce que fonctionnaire lañ ci actionnaire bu jigéen pour wan leen seen ligne de conduite mais li ñu jaaxal mooy
bi mu ñu gàllee responsabilité boobu daf ñu évaluer mais évaluation bi te liggéeyuñu dafa am ku dégg sox ba rek daw waskur fil kitaabi Maryam iz intabazat min ahliha makanan sharqiyya mooy symbole bépp jigéen ci kaw suuf ndax mooy ummahatil mu'minin Maryam moo fi jël Khadija moo fi jël Aïcha moo fi jël Sayyidatuna Fatima ndax moom lañu ubbi alxuraanul karim gis ko mais ligne de démarcation bi mu def moo tax yàlla évaluer ko sànni ko jigéeni jamono pour génération bu ñëw def ni Maryam pour yàlla mën leen a fay moo tax loo sonnewul doo ko jariñoo kon Maryam moomu mooy suñu symbole ndax yàlla ku ko lebal ker mu nëbb jant bi dootul tàng moo tax Maryam ba mu leblee ci ndigal ci gi gëm boppam ci personnalité yàlla may ko décoration boo xam ne ilal abadil abidin ku dugg ba ci alxuraan jàng ko ba Maryam ibnata Imraan allati ahsanat farjaha fa nafaxna fiihi min ruuxina wa saddaxat bi kalimatillahi wa kitaabihi wa kaanat min al-qaanitiin loolu ko ko may waaye li jar a bàyyi xel mooy bi mu isolé woo yàlla daf ko jox doom te góor ñëwul waaye yàlla wanoon jigéen ñi ñëw si génération future bi que ne yéen laa jox grossesse moo tax mu jox Maryam doom boobu mais pencu Sénégal pencu àdduna bu fi jigéen indi woon doom te góor ñëwul caaf xëm waaye yàlla ku ko lebal ker li may wax mu fay la fu la neex fërëmu mu ñëw rek déjee ko grossesse minimum di 40 raawam di 200 yaawam di 10 beneen ñun di 40 muy 290 jours ku si ëmb boobu si ne mucc waaye ba tey jigéen déggagul sox bi mais bi mu demaatee ba dégg ñu ne góor ak jigéen ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar si la jóg na jël seen engagement wutu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa leadership féminin foofu la juddoo parce que jigéen ñu engagé wu gëm seen bopp gëm seen personnalité ñoo ne yonent bi nag foog nga wax ñu ndax dañu déggoon rek ngay woo jigéen ngay woo góor ñuy tudd doom di jullee néew di jiite si jàkke yi def leneen ak leneen ñun nag yonent bi gestu saxaaba yi ne quelle éloquence waaye bi yàlla xamee ne yonent bi mi ngi bëgg a dugg ci séduction femme mu ne Jibril ne cëpp ne ko xanaa da nga leen fàtte inna kaydakunna aziim lu ñu dugg mën nañ ci génne moo tax sa borom nee na jaayanteer yaa ayyuhan nabi izaa jaa'aka al-mu'minaat pourtant izaa jaa'aka al-muslimaat waaye fekk ne gëmoon nañu waaye borom pensée bi moo ñu wax ne muslimuun yi mooy ñi gëm yàlla waaye mu'minuun yi mooy ñu sérieux kon ñu sérieuse ñoo demoon ci yonent bi mu ne ko charte ko nag ci nan alaa an laa yushrikna billaahi shay'an bu ñu la juwaat rek dara ndax lu ne mën nañ ci dugg kon téyel boobu wala yasrixna ndax booba sàcc dafa xewoon wala yaznina bu ñu njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna bu ñu rey seen doom bu jigéen ñi parce que jàpp nañ na gis doom bu jigéen jur ko gàcceel wala yaxtiina bi buxtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna comme seen baraj dafa bëri mën nañ indi la léegi lu ñu def seen diggante tànk ak seen diggante loxo wala yaxsinaka fi maxruufin nañ la déggal su boobaa nag fa bàyyeexoon mu ne ko yi njëkkoon a def nag mu ne ko bus sa yoon ne wastaxfir lahunna fa inna allaha kaana gafuuran rahiima waaye da ngay gis ne yàlla du bind alxuraanam bi pour bëri dara te moom moo ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kii mujj ñëw ci yonent yi kon comme dem na ko génération dafay ñëw
il faut mu am ñu ko wuutu suñu ñoom imam Samba yi ñoo ñu jàngal ne al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi mais ban borom xam-xam ban yonent nga wuutu si ñan lañ la yónni ak ban programme nga yore ñu ne inna allaha yab'asu fi ra'si kulli mi'ati sana ma yujaddidu lahu diin yàlla nee na sama génération yi ñëw si ay siècle ci ay décennies à chaque fois dinaa leen boole ku leen orienté ba jamono jooju koo koy doon seen yonent ñu dugg ci teeru Sénégal ñëw ci continent africain découvrir fi un natif de Tivaouane taalibe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un guide spirituel un savant un professeur un régulateur mystique un guide spirituel et responsable moral du Datul Moustarchidine wal Moustarchidat un chef de parti de l'unité et du rassemblement kooku la ñuy waxtaane pensée naka la gis jigéen mais du sori adduna boo amee sa dëgg togg ko ba mu ñor nga yàq ko ci penc te organisé woo ko borom neen dina lëkkaloog seytaane togg li nga togg ba mu ñor nga yàq ko si penc caaxaan tas dëgg réer jigéen sànq moom mu xam ne li Ahmed Shawqi waxoon wa izin nisaa nasharna fi ummiyatin rada an rijaalu jahalatan wa xamula mu ne du fi amee ndax suñu bàyyee jigéen ñi ñu nàmp ci ay caaxaan nàmp ci ay musiba nee na góoru yàlla jeex mu ne kon naa dabu mu créé un cadre parce que fa lay yàkkee li mu toggal penc bi un cadre universel ñëpp xaj ci un cadre multidimensionnel lu nekk xaj ci un cadre boo xam ne mystique et professionnel mu ne ko koo fa dugal mu ne cadre boo gis foog nga utal ko vitrine te comme jigéen balaa mooy taxaw personnalité ñëw dictionnaire yépp ku dem fekk fi le mot personnalité waaye bi personnalité bu fee Seydou Mouhamadou Moustapha Sy moo ko génne mu ne benn bés bu ñuy feetal jigéen tekkiwul dara waaye ak boo jël jigéen dugal ko ci laboratoire bu génnee mat yàlla jàmm ndax ba mu yooree rakoom ci pencum lëndëm dafa xëy gis weñ bu ñuul te weñ bu ñuul boobu dafa laajte ñu ne ko mooy ki nga xam ne nisful mustamix al mar'atu hiya nisful mustamix wa hiya allati turabba al nisfal baa kon kay 100% femme la parce que ku judd di góor ñu ne kuy sa yaay ku judd di wàllu ñu ne kuy sa yaay ku judd di xut bu ñu ne kuy sa yaay kon bravo aux femmes waaye Seydou Mouhamadou Moustapha Sy li mu jëkk def mooy dugal weñ bu ñuul boobu ci mbàndum diine jigéen di dund ci keppaaru yonent bi nga xam ne tey moo ñu def libération totale ana ñi nga xamante ni nii soo jugaan di jaamu yàlla ñu ne da ngay gàtt fan ana ñi nga xamante ni nii soo jugaan jël sa kaamul alquran teg ko sa bibliothèque di ko raay di fomp poussière sëñ Moussa Fane du fi amee na jigéen bu nekk jël mbuusu yóbbalam te mooy balaa muy génn këram mu jàng maa tayassara mina al-Qur'an na jigéen jël spiritualité ba góor bi nga xam ne moom lañ ko wax ne wa hal yurjaalil atfaali kamaalun izaa tadaaxu xatlun naaxisa naka la kii nampal manqué di nampal ku mag mu ne kon nam na ndax nag gan bi moo ñu waxoon ne appeler la femme de sexe faible est une diffamation et une injustice de l'homme envers la femme. Si l'on parle de force, la force brutale, certes l'homme est plus fort que la femme. Mais si l'on parle de force morale, la femme est très supérieure à l'homme. Mon équipe peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme. C'est Moussa Fane qu'on a dû jàngal jigéen mu rëbëse personnalité ba mat yàlla jaam defal ko tahaaratul ruux ba buy julli sax wala mu am ndànk sax dina jàpp ànd ak moom ba ñi fi toog tey ku mu yar ak ku mu yarul ndax ñi mu yar ni ku ñu dendel maas ko booy togg da ngay rëkkee ihram di togg di rëkkee alam nashra
mu jàngal la spirituellement ba jàngal la ni ngay nàmpalee doom ndax dabu waxal mu jàlleen ak faali kamaalo isarta daaxoo xatim na waaye boo duggee si pencum olof liñ lay jëkk wax mooy diine ji taluñu ko ndax bajji jamono mu ne xanaa tey ana ki nekkoon ci empire boo xam ne ki fa nekkoon ay gàddam kenn xamul nu mu toll armeem kenn xamul nu mu toll bravoure kenn xamul nu mu toll njàmbaaram kenn xamul nu mu toll waaye caay-caayam kenn xamul nu mu toll pourtant jigéen dafa yëkki drapeau l'islam wa daraballahu masalan lillazina amanu imraata firawna is xaalat rabbi ibni li annaka baytan fi janna wa najjini min firawna wa xamalihi wa najjini min alxawmi zalimin te booba marché HLM xewul Sandaga xewul zinata dunya xewul parce que fekk na yonent bi yàlla waxoon ko démb ca ay ummuhaatam ne ko woo leen de kulli azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fata'aalayna umatti'kunna wa usarrihkunna saraahan jamiila waaye wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daaral aaxira fa inna allaha a'adda lil muhsanaati minkunna ajran aziima kon ñëwoon démb ñoo fi nekk ba tey mu dugal spiritualité ba la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy a fécondé des femmes spirituellement fortes dugal ci intégration de la femme à la vie mystique te vie mystique bi du kurus vie mystique bi dugg ci jàkk yi vie mystique bi du leneen vie mystique bi mu ngi ci suñu diggante ak suñu ay borom kër nga xam ne sëyoo ak borom kër yaa ngi sëy doom bi nga war a jur bu ëllëgee ñu ne bâche bi fu muy xaar ñu ne jigéen ko liggéey waaye ne boo gëmee yàlla te amoo xel doo dem mu ne kon bàyyi ma dugalaat na ci mbàndum intellectualité am na ku ne taru ko ndax doom yi ndax jaboot gi ndax responsabilité mu ne ko xanaa tey ndax am na ku ko taloon démb ci keppaar yonent ci bi te fa la gënoon dansé mu mokkal 2210 xadis tegal ñu ko ci kaw taabal ji yàlla jox ko martaba boo xamante ne maa raaytu axlamu bil quran wala bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min Aïcha yéen a def scénario ci digganteem ak Sayyidatuna Fatima su fekkee Sayyidatuna Fatima muy nelaw mu ne ko pëkk-pëkk nañ ko yee bu fekkee Sayyidatuna Aïcha muy nelaw mu ne lalal leen ko darab yi tëjal leen ko rido yi ñu ne ko lu tax mu ne moom intellectuel la intellectuel day soxla repos te bu reposé wul bu jógee du am prime alerte kon nañ ko bàyyi mu reposé te nag sax moom la def martaba ko zinis fatinakum min hazihi al-aya kon boo jàngul doo mat personnalité mu ne kon la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy a fécondé des femmes intellectuellement bien formées waaye gëmal yàlla amal lu nekk sa bopp ndax l'ignorance n'est pas forcément absence de culture. Mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus sont aussi un signe inquiétant de l'ignorance. mu ne jàng leen waaye ndax ku ngeen dajal mas ko waaye jàng bu ba jeexal téere yi jaamu yàlla bu àndul ak jikko du dem mu ne kon da ngeen di dem jëli ji aaya jaayante ba si ala an laa yushrikna billahi shay'an bu leen bokkaale yàlla ak dara taxaw fa bokkaale yàlla bu njëkk ba yàlla la mais bokkaale yàlla bu tey bi système la kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bu raafal sa personnalité wa iqaami salaat nekkal sa principe wa ita zakat ni ñu ko collaboré bu kenn mer ndax ñàkk wa sawmu ramadan bul def grève de faim wa hajjul bayt bul xeeb murit bul xeeb laayeen bul xeeb catholique bul xeeb keneen ndax ñoom ñëpp sa hajjul bayt la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha a fécondé des femmes moralement valables waaye toogal ci kër gi doo jariñ kenn mu ne kon lu may def mu ne ko génnal fu ma jëm mu ne ko formé wu ma ba pare enregistré wul mais defal couverture parce que yàlla bi mu naan yaa ayyuhan naas pour ñëpp la woon te naasi boobu yow yaay première collaboratrice sur terre parce que naasuut ya yaa leen di jóg mu ne ko kon génnal mu ne ko fu ma jëm mu ne ko la femme moustachida face à ses sœurs marginalisées mu ne ko fu ma leen di jëlijee sa prison ba sëñ Moustapha moo dagg aada tànku njëkkee ci Sénégal mooy ñi fi toog ñëpp kenn doog fi joxe tànku njëkkee parce que am na njëkkee bu ñu dugal ca biir prison ba nga dem si
dàkkantalu wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran te jigéen bi ko sax mais kon fekk ko prison mën na am sax deful dara waaye dafa bokk ci destin woon waaye xamal ko ne nattu la te nattu dafay jeex waaye rus naa rendi sama tabaski di jël ndawal di ko defi njëkkee di ko neexal te nga lefi te waru la fekk ngay wàjjal say doom kon kii moo mën a sagal njaboot mu ne ko fekk nga sa hôpital ba xamante ne feebar bi ko yàlla jox du natt accompagnement la rek bu koy gunge ci dundam pour bu jógee nekk koo xamante ne éducatrice hors pair la mu ne waaye nag fekk ko ca mbett ma parce que am na koo xam ne bu ma jotoon si moom si bi may jot si yow yéen ñaar yéenay nokk yéenay nekk noonu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar kon utilité bi foofu la nekk Serigne Moustapha génn vitrine teg ko ci penc formé ay jigéen ñu bëri waaye ñu rassemblé wu ci benn femme mooy dafa formé ay femmes polyvalentes soo leen woowee ci diine ñu wuyu la nga woo leen ci économie ñu tegal la ay marraines parce que lu nekk rek am na ku mu la joxe danañ wax ne tant diine yi woon démb ñoo fi nekk ba tey waaye leen wutayee lu démb ya mooy ñi nekkoon démb dañ doon ëppale waaye tant diine tey ñi fi nekk dañuy ëppalante sañ-sañ mu ne beauté jarul jaay le charme est trompeur la beauté est passagère seule une femme dotée de vertu est digne d'éloge mu ne kon delluwaat nañ ci seen jikko ngeen ràngoo collier de valeur ñu ne ko nu ñu koy defee mu ne dafa am seen maam boo xamante ne am na baat boo xam ne kooku mos a woowee ci année yu guddi yi mu ne teg nga ma màgget xoolal soxla si mu xoolaat boppam xoolal dafa màgget waaye léegi xoolal soxla si grâce à la pensée de Seydi Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy mu ñëw sa boppam ndax c'est un vocable qui sert de qualificatif pour désigner une femme vertueuse. Attribuer ce titre à une femme revient à lui attribuer un collier de valeur qu'elle doit monter pièce par pièce, quelle que soit son appartenance. kon valeur Seydi Mouhamadou Moustapha Sy xamul moustachida ki mu xam mooy jigéen bi taxaw ne ana muslima ana moustachida tayyibatun tahiratun kooku lay wër waaye dana tegal repère parce que dafa ne la démb ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekkee économiste te taluñu jaamu yàlla mu nekk am na ku la gën a mën a jaamu yàlla te góor ñu ne moo leen embauché ba embauché Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kàlla mu ne ko xanaa Khadija dugg na ci keppaaru Yonent bi embauché ko moom bay embauché ay rijal waaye yàlla bu ko lebal kenn mu fay la moo tax bu Khadija gestoo rek gis Yonent bi takkal ka raaya naaka amanat bii istafarani naas wa saddaxatni is kazabani naas wa wasatni bi maaliha is xaramani naas parce que li gën a neex nag muy doom si yow laa ko am yaa ma dëggal yaa ma sagal yaa ma jox njàmbaar yaa ma yëkkati jigéen bu ko am ci borom kër wàcc nga mu gestu ne am na lu des ndax am na koo xam ne jàpp na ne démb sànku na mu ne ko dama juum ndax xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam doo dem xooli raab yi bu dee fecc moo la ko dàqoon bu dee solo rafet moo la ko dàqoon bu dee góor ñi di ko rak moo la ko dàqoon waaye dafa jékki-jékki gétt yëpp gestu ne yàlla uhibbuka hubbayni hubbal hawa wa hubbun anta ahlul li zaak mu ne xool leen ko ñu ne ko mais am na ku gën a jege mu ne kan mu ne xanaa Fatima da nga bëgg sellal moom sellal moo taxoon du nelaw ndax ala bi zikrillah tatma'innul qulub moo tax sellal la dëjee boppam moo tax nag yàlla may ko moom it yonent bi di ko wax Fatimatu bid'atun minni fa man ahdabaha faqad ahdabani wa man ahdabani faqad ahdaballah ku ko am si sa baay wàcc nga mais largesse Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moo tax cheikh bi ñoom imam di tëggal programme jëkke si kër borom diine yi bu ñu toogoon ci keppaaru cheikh ne cheikh rek la ñuy jàng ak ñu mu jur duñu xam njàmbaaru soxna yaayu maam borom Tuuba duñu xam njàmbaaram maam Jaara duñu ko xam te moom moo ñu jàngal kuy maam Jaara ndax keroog ba ko aawaam woowee ci biir kër gi ne ko nañ jaayante daf ne ko man aawa bi li may jaayante mooy ma jural sang bu tedd bii jant maam Jaara ne ko baal ba suba ma tontu la bi mu xëyee dugg ci biir kaamil alxuraan gis aaya buy wax maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walakin rasulallah wa xaataman nabiyyiin mu jooy
ñëw na aadu damaa am tristesse mu ne ko lu tax mu ne ko damaa xool ci alxuraan bi bëggoon na jural sang bi yonante ñu ne ma yonante jeex na waaye xanaa ma jàpp rek jur asamaan moo tax mu neex mu naqadi Bamba fépp waaye jigéen ñi du jur yàlla magasin woon du jeex jigéen na leen jur ana maam ku ma ndooy ku mu jur li mu jur jigéen na ko jur ana maam astu jànqa ku mu jur ki ñuy tàntal jigéen na ko jur mu ne jàngaleen diine yooyu jàngaleen kër yooyu ndax ahlul bayt lañ waaye ñëwal nag si fi nga bokk mu ne la geddal noblesse parce que am na loo xam ne soo ko geddul doo ko am mu ne ko lu may gedd mu ne xoolal maam wax fay njaay ci noblesse Saint-Louisienne ci taranga Saint-Louisienne ci dëgg xam-xamu Saint-Louisienne ci dëgg jaayu Saint-Louisienne mu jëndee ko ci couleur bu gàtt boobu waaye yàlla du jund jiwaat magasin yoon yi du ko tëj ku ko lebal kenn mu fay la guddi na jant bi demal tëddi mu ne ko moo tax maam Roqay Njaay réccu ko ndax jur na koo xam ne wadumta amiral xaq wa siddiqa wal wafa wa fiqan bi biirul ard turan wa siddiqa fu ko toog si keppaaru tuwaawa day di jaay ndax atabul xilaafatu min xaabitan ilayhi tujarribu asyalaha falam takku taxbalu illa lahu te walam yakku yaxbalu illa laha te walaw raamaha aynuhu fil wara la zulzilatil ardi kooku jigéen la ko jur moo tax ku dogu yàlla dagal la waaye maam asukan ñëw rek feelu ko ne ko su ma doon am wujju duma am wujju du may xaxar ki may xaxaranteel day nekk koo xamante ne nii sang mu tàng lay jur kon naa teg sama bët ci maam Roqay Njaay fi mu jaar ba jur ku ñuy coow ba jur ku naan man xilaafa moo firi ay mbëccam tiim di naaw ma toog si fi ma toog xilaafa ñëw ba ci man solal ma buutam mu ne pourtant su ko deful woon ne tremblement de terre am parce que gëm na boppam kon yaminuka laa am saa yaminuka daa'ima abal fadli maali xayri zikrika min zikri maam asukan ne dooma ko dàq mu toog si pencum ci waawal bii ñu nekk mag ñi fi dëkk ñu ngi nii ñu ne bi mu fi toogee ba léegi jigéen jëlul ndabu fay ndax soo ko mënee jël ko xëttal la moo ne Babacar amul dépense dama ko wul waaye ñu ñoom boobu tam jibal na ko l'éminent penseur l'énigme du ciel l'énigme du ciel le mot qui a répondu à toutes les questions de la vie les questions d'hier d'aujourd'hui et de demain ba bëgg a dégg mooy Njaay en 1983 dafa wax virus yi faagaagal ñu foog ne day nen kon kooku jigéen la ko jur te ki ko jur bi dal jiw waaye silsila bi dafa am aawa am ñaareel am na sax ñetteel waaye dañu am ñetteel boo xam ne nag bi mu ñëw dina rëmb ko jël lekkatu mu ñëw teg ko ci diggu boppam naan naa ko fi xaar ndax yàlla moo ne mun noo koy fayal boppam kon banal laahu lil axyaari baytan samaa'uhu humuumun wa xiitaanuhu arzan wa qaala lahum inna miftaaxa baabikum as-sabr mu ngi soxla su fi dem moo fi indi muy aatu sama moo fi indi ki nga xam ne moo defal islam ruuxi moo fi indi ki nga xam ne moo am nuurul alal nuur te nag bu Sénégal fayee naar bi xoromam dinañ xam ne law lam yaloo fii fa daa leen taw dama kóoboo ak xam dama ne fii sa maa ngi lay kooku pensée moo génn ay femmes spirituellement fortes kooku pensée moo génn ay femmes intellectuellement bien formées kooku pensée moo génn ay femmes moralement valables kooku pensée moo génn ay femmes socialement utiles waaye dañ leen wax ne bu leen jiital parce que dañ leen wax pour ngeen maas kon jàll leen ci tarixu yoon te ku ngeen rombal maas ko càppu valeur waaye ànd leen ànd gëneel ndax yéen ci loolu ko mayoon réussite kon Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffaar ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج سبطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما mu ne dem leen rek ci ñeneen bi ànd woon ak ay gaayam mais nag bu njëkk ba ashidda alal kuffaar nit la woon mais bii paas ci Sénégal gi ñu toll système la kon bëri leen ak tendance yi jël gëtt yi doo ko seen kaw pour ngeen nekk ay femmes digne de ce nom mu ne nag boo xam naa bay naxuma xool leen seen biir bu leen xeeb sœur bu leen xeeb frère ndayalante leen seen biir tuddante leen doom parce que loolu mooy indi al yawma uzillukum yawma la zilla illa zilli mu ne nag lu taxam ñu ngay dem seen guddi àjjuma ya di ballam di koo leeru tey si jëndee ko sabar ya sujjadan ñu ngay dem ca xadatul jumaa ya di ilaahi di bàkk yàlla pour mat yàlla jaam seen tuuti si ku leen fay rahmaanu yàlla rek leen ci seen tur te nag kenn du leen xaaral ndax wa ibaadu rahmaana allazina yamshuna alal ardi hawnan wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama kon atmim lanaa nuuranaa واغفر جراحنا تحقيق وعجلنا يا واسع الرحمة والسلام عليكم.